Assane Gueye lañ ci àndal. feetuk premier mai gi ak ndaje ma doxoon keroog ca palais ba diggante président de la république ak syndicat yi ak lanu fa jëlee doon lu yéenekaay yu bari xëyi tey ci observateur président Sall lank caa doon mu ne kuy wax lu mu dul def ma nga naan syndicat ya taxaw jaamaarloo ab grève moo ma gënal signé accord yoo xamante du ma ko doxale lu ñeel autoroute péage géeg ñi ŋàññi certe gi ca paas ya président Sall ba tey observateur ne yoon wu baax daa am njëg lu ko mooy am na yoon weneen wu jaar ca wet ga ak i kàmbam Abdoul Mbaye ancien premier ministre ci Vox Populi ne ko waaw ba tey choix la waaye di ko fàttali moom njiitu réew mi ne yooyee kàmb ci yooyu tali état lank defaral askan wi moo jural askan woowee accident ba ci bakkan yu rot Guy Marius Sagna ne président nangu na kon ne ñaari yoon a am Sénégal bu borom barke ak bu baadoole yi Ousmane Sonko ne askan wi ci boppam ñoo mérité wul loole président bu koy delloo ci ñàkkam naan ko yoon woowee des su dee yoroo moom président de la république mel ni kuy tontu ci Le Soleil di ca wax ni ko askan wi ñoree social gi mu ne mooy mësa doon ci xolog ay yitteem ci yéenekaay bi di L'As président Macky Sall ak i dëggam ak lu néew la fa syndicat yi jëlee waral yéenekaay bi ne plate bu tàng la leen taajal keroog ca palais ba moom jiitu réew mi nag benn di leen xamal ne ngëneeli fonction publique mënee su ko gàddu rek dem ak moom ci lu sax mënee su la it di wéy di dundal ak yorey mag ci fonction publique yi cay tardeel ndaw yi bëgg a dugg ci marché xëy mi boytu kopparu réew mi it président ne mënta dëkkee leble ndax état du banque lu jëm ci juróom-ñetti junniy prestataires yi Sénégal it mu ne xel xalaatul recruter leen ci le quotidien président de la république ne mënee su la wéy di entretenir ay mag ca ndaw ñi ne gaañ ñi taxaw di fëgg ngiram xëy ñoom it Sud Quotidien ne muy yokkuk atuk à la traite gi ba juróom-benn fukk ak juróom di wàññiteg l'impôt ci salaire yi syndicat yi bëggoon ci moom di forfait ci wàllu ndox ak courant fépp mag yi lànk na Les Échos jàpp ne moom président keroog ci ndaje mi ay dëgg yu mu waddul benn yoon la yeggee syndicaliste yi atum à la traite du juróom-benn fukk ak juróom mu ne du ko def yokkum salaire yi ma ne su la yittewoo rek cim réew téeméer ak juróom fukki junniy sénégalais yokkal leen ba ña des ne ay doomi Sénégal péage gi it muy fàttali ñi gisab certe ci yoon wa ne yoon weneen a nga ca wet ga La Tribune moom xëy jukkee ca ndajem keroog ma waxin wi ñu ne président day mer rek le président s'énerve ca xamuñ ñu ne lu ko waral ab jege ñaale président nag daa war a am sago ak di yamale ci waxam ak doxalinam loolee Maodo Malick Mbaye ni waxee ci lii quotidien yéenekaay bi jëlaati waxam démb ci grand jury ak RFM moom directeur général Adamo muy dàq ni ministre chef de cabinet bu président Mame Mbaye Niang waxee ci ñenn ci ministre naan ay incompétent la ñoo yeneen gouvernement mu ne solidarité ca war a jiitu wàllu parrainage gi Maodo Malick Mbaye ne ànd na ca ndax nag segg munta ñàkk ci fu téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti mbër ndoppee wàcc arène bi ngir bëre waaye la mu ànd moom Maodo Malick mu ne mooy dogal bi ñu yëgoo ca mu doon ak juboo di consensus lu waay def ndekee sa bopp ca nag def lu baax du mës a nax saay misaal gi di nettali source a diggante jaraaf bu ndakaaru ak président Lamine Diack mi nu fayal caution incha allah ba nu yaakaar ak ñibbiseem ndakaaru ayu bés bi yéene kaay bi ne ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukki millions yi jaraaf génne jële ko ci njaayum terrain club bi suuf soosee ndekee président Lamine Diack ko mayoon club bi jaraafam ndakaaru atum 1970 fanweer ak benn ci at tey sunu borom wane ngënee li def lu baax source a ne jaraaf nag jox nañ leçon kóllëre dëgg ñi président Lamine Diack defal lu ne démb ca tey bi ñuy wax waxi caution fayal ko ñu ne mes ne mër wàllu wér-gu-yaram observateur dalal professeur El Hadj Niang responsable école de formation en imagerie médicale bu université Cheikh Anta Diop ba Ndakaaru lu jëm ci tiis woon ca Linguère mu ne daan moom faw mu am munta ñàkk la woon it ci hôpital bu Fann neb lakk ca fay dalal ñi amee jàngoro corona professeur Niang ne ëpp naa tuutal corona gi nag la muy bañ ak naagu professeur Moussa Seydi ci Le Soleil ne ak variant yu bees yi yittey bépp réew guddeeg bëccëg moo war doon di surveiller yooyu doomi jàngoro yi soppar ñi ko lamb ji la ñu jeexale gis-gisab deuxième tigre bu Fass Moustapha Gueye ci lamb bi Bombardier Balla Gaye 2 mun na doon ak fiir mu ne combat piège ci Balla Gaye 2 Tapha Gueye jàpp ne su bëggee ne faax toogaay bu jekk ci ëttu VIP lamb ji faaw mu daan. Savon de Marseille créole seen gamme Opalia ak Kabirex ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xaaja sa leen ci àndaloon ñu koy gërëm bu baax a baax mbokk yi foofu yéen ma yéen ci xibaar yi nesut ñu dafa pàttali ci li ci gën a fës ci toogaanu ñaxtu la taskatu xibaar yu Sénégal yi di màggale bés bi nu jagleel ci àdduna bi moom sa bopp ci méccam tasum xibaar ñuy naqarlu jafe-jafe yu bëri yi ñuy dund ñoom taskatu xibaar yi muy xayma yu doy waar yu OMS di kuréel gi teewu wàllum wér-garam ci àdduna bi siiwal lépp téeméeri junni nit daañu fàttu at mu nekk ci àdduna bi ndax garab yu baaxul la njiitu brigade des douanes bu Kaolack moo ko xam ne mu yokk si ne garab yu bëri yi ni jaay ci Afrique baaxul la gaynde gu réer ci diggu àll noonu la Ousmane Sonko jàppe président Macky Sall gannaaw kàddu yi mu yëkkati moom njiitu réew mi jëm ci wax ne ko amul njëgu péage bi na jël route nationale bi njiitu Pastef naqarlu yooyu lay kàddu
mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène ne woon ci micro bi ànd ak loo ka doore njeexitalub fukk ak ñeenteel bi journée championnat Sénégal démb ñu nekkoon nag si kaw daanaka ñu ëpp ci ñoom dañoo ami jël douane dañu ko daan ca Thiès ñaari bal si benn ca Ziguinchor Casa Sport daan fa waa Teungueth FC benn bal si dara ci Dakaru Stade Mbour Tewo ak waa Dakar Sacré-Cœur kenn dugalul dara Alassane Djigo moom foofu Pikine moo fa daal di kon daje ak Ndiambour bu noppi daal di ko dóor benn bal si dara ki def jéego yi am solo mooy Génération Foot mi profité daal di dóor ñii di waa Gorée ñetti bal si dara loola tax ba gars yi daal di yéeg nag fekk ca kaw ñii di waa Teungueth FC entraîneur bu équipe bu Génération Foot boobu di Djibi Fall rafetlu ak taxawaayu goneem ya ci seen kanam ak seen diggante ak ñii di waa Gorée moom Djibi Fall yëkki na kàddu jàngat li xale mi wane. bi ñuy ñëw dañu waxoon suñuy joueur ni il faut ñu xaar ni dañu am match bu metti parce que match retour yi match yëpp day metti ndax équipe yi nekk suuf dañuy xeex pour bañ a wàcc équipe yi nekk si kaw aussi dañuy xeex pour am ay place yoo xam ne ñoo gën a ñu occupé te yàlla dimbale nañu ba marqué nañu. président Macky Sall yëkkati na ko bërki dembo ci bi mu dalal sànqal syndical yi doon métitlu seeraayu autoroute à péage bi président Macky Sall nee na que péage bi daal neexaluñ kenn ku ko mën na jël ku ko mënul na nga jël route nationale bi Ousmane Sonko di ñaawlu kàddu yooyu ak waxin wi moom mu gis ne président Macky Sall jamono ji mënees na koo méngale gaynde gu réer ci diggu àll bi Angelina Gomis. Macky Sall waxati na suñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko njiitul réew mi di Macky Sall nag daal dina wax ñi ko fal suñu amulee njëg li jarul ñuy jaar ci péage bi nga xamante ne prix dañoo daal di seer loolu ak ñi nga xamante ne seen situation demeewul noonu te république bi moo leen ko teg ñooñu nag nguur gi jarul benn yoo ñu leen di bàyyi xel lii lee lu Ousmane Sonko wax moom nag moo ngi ñaawlu bu baax a baax kàddu yi nga xamante ne président Macky Sall moo ko wax ndax nee na nit ki nga xamante ne askan bi moo ko fal warul di waxee nii ba tey njiitalu Pastef bi ci lettre bu mu publié ci Facebook am nee na nag autoroute à péage Dakar Diamniadio arnaque la jëmale ko ci citoyen sénégalais bi Ousmane Sonko moo ngi xamal ne financement wu autoroute bi ni la tëddee nguuru Sénégal daal dina financé lu toll ci 181 milliards 500 millions de francs CFA 49,39% pourcentage participation ak 83,40 part réel maanaam lu mu ci war a am état ak Eiffage banque mondiale nag daal dina joxe 52 milliards 500 millions francs CFA moom nag pourcentage de participation nekk na 14,29%. Abad nag 33 milliards 200 millions la daal di joxe pourcentage de participation daal di toll ci 9,3%. AFD 39 milliards 300 millions moom nag participation toll na ci 10,69%. Eiffage nag daal dina joxe 61 milliards participation daal di nekk 16,6% part réel maanaam lu mu ci war a am nekk na 16,6%. wax ne kii di jëfandikoo moom mooy rembourser prêt yi nga xamante ne dafa dem ci 34,1%. Ousmane Sonko nag moo ngi sàkku ci président Macky Sall mu daal di publier contrat initial ak complémentaire yi ak contrat bi nga xamante ne moom la ñu négocier waatoon moo ngi wax tamit nañu def confirmation am na wala amul protocole d'accord yi nga xamante ne dafa jëmale ci ponk yu bëri lu ci mel ni augmentation wu 5 ans ci durée yu concession autoroute péage Dakar Diamniadio AIBD ak fusion wu ñaari contrat yi. Angelina Gomis des ba léegi ci saxal wàllum politique ak dogal bi at bi di cour de justice bu CEDEAO daal di jël ci semaine bi sàkku nag ci nguurug Sénégal mu daal di fi dindi parrainage fii ak juróom benn weer ndaxte dañoo gis ne loi boobu dafay jalgati ak yelleefu doomu aadama yi ñoo ñi di waa ñoo lànk ñoom daal di ci addu ñoom li ñu gis moo di ne day wane ne président Macky Sall falaat gi ñu ko falatoon ci atum 2019 jaarul yoon et que jamono ji li mu war a def mooy amalaate yeneen i woote di ay élection anticipée Seydina Mohamed Diallo mooy secrétaire administratif bu ñoo lànk ay kàddoom ci jokkoom ak Angelina Gomis. arrêté bi CEDEAO génnee nekkul arrêté boo xamante ne da koy génnee mu yem ci ay bind parce que arrêté boo xamante ne actuellement Sénégal réew mu ñu nekk suñu président bu ñu amin bu ñu ko amee jaaru ci yoon dañu ne duñuy nangu nag mu toog 2 ans c'est vrai mais ñetti at yu def duñuy nangu mu ñuy jiite ci anam boo xamante ne jaaru ci yoon ci loolu da nga koy ñaan nag ci ñett teranga def ay élections yoo xamante ne bu ñu ko falaatee ci loolu noonu muñ ko nangul ni moom mooy suñu président sinon duñ ko nangul moo nekk suñu président te fu mu bëgg ñu eggal ko fa dinañ ko fa eggal. Macky Sall ba mu ngi rey réew mi ba léegi mu ngi xool lu muy di day nappe rek naa man kese maa war a wax ak ñu ànd man ku àndul ak man bu waxee ma tëj la wala ma faagaadal la wala ma am ma santaaka mais loolu nag gis nañu sénégalais léegi dañoo ànd ak jamono ji dafa am essor réseaux sociaux yi sénégalais topp loolu ku amul ay possibilité dem
rajo wax ay xalaatam yow mu dem télé wax xalaatam bu ko neexee toog biir këram jënd connexion am wax xalaatam ci réew mi ni muy doxee te loolu c'est un droit fondamental boo xamante ne suñ constitution moo ko garanti muy liberté d'expression les libertés publiques te Macky Sall seetlu nañ moom fi nekkee ba léegi képp ku wax loo xam ne arrangé wu ko rek dina xool nu mu lay jéem a faagal dalee. ba seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru suba gi dañ koy doon ci fan ci weeru mai bés bi ñu jagleel moom sa bopp ci méccum tasum xibaar ci àdduna bi fii ci Sénégal nag kuréel yi taskatu xibaar yi ab toogaanu ñaxtu lañ na ma amal te ci suba gi ca buntu ministère de la culture et de la communication loolu nag ngir naqaru jafe-jafe yu tar yoo xam te ne taskatu xibaar ñi ngi koy dund fii ci réew mi Bamba Kassé mu jiite syndicat bi mu taskatu xibaar yi ci réew mi SYNPICS ñu déglu ko. waaw xam nga bés bi la bu ñu jagleel liberté presse ci àdduna wërngal këpp nga xamante ne ci réew yëpp muy réew yu gën a mag yi am démocratie comme réew yi nga xamante ne amul démocratie dañ koy jëmmal ñun nag dañoo taamu bi yoon jëmbalee ko def benn taxaw ñaxtu ndax dañoo seetlu ni ci jamono yii ñu weesu attaques yi nga xamante ne dañ ko def ci kaw journalistes yi dafa commencé jéggi dayoo yéen a ngi fàttaliku ak groupe Futurs Médias attaqué nañ ko ba jëm ko taal Soleil naka noonu am na ay journalistes yoo xamante ne dañ leen dafa xotal doon leen menacé ba léegi sax mu ngi wéy en plus de tout cela ñu ngi fàttaliku ni coupé dagg nañ fi ay suñu ay télé ci loo xamante ne tamit jaaru yoon donc yooyu yëpp di ay gàllankoor yoo xamante ne dañ koo teg li nga xamante ne mooy liberté de la presse ndax liberté de la presse mooy sañ-sañ bi nga xamante ne journalistes yi ci àdduna bi yëpp dañ koo am pour mën a di def seen liggéey rek weesu lu dul di taataanal ak di jottali ay xibaar yu wér te wóor askan bi donc nag bu fekkee ni dañoo dem ba booy def sa liggéey ñu war la cee xoqatal war la cee sax gaañ ñun nag jàpp nañu ni dañ ko war a ñaawlu te ci fànn boobu nañu jàppee ne moom lañ ko war a ñaawloo. mu nekkoon Bamba Kassé jiite SYNPICS di syndicat bi mu taskati xibaaru Sénégal yi kon toogaan ñaxtu boobu ci kanam tuuti bu 10h jotee lay doon ca buntu ministère de la culture et de la communication bokk na lu ñuy sàkku ñoom tam taskatu xibaar yi ñu daal di jëmmal jëfee lii di code de la presse bu bees bi di code de la presse boo xam te ne xëy na bu ñu ko doxalee dina saafara jafe-jafe tar yi nga xam te ne reporter yi féete ndaw ñi ngi koy dund ñoom nag ñi ngi koy fësal ñu déglu ci Ndeye Mati Dieng. ay stage yu dul jeex ay ndaw yu ñuy noggatu ci seenub liggéey ci yile anam la ndawi reporter yi di liggéeyee ñenn ñi ci ñoom dañuy dem ba seen ngor du ko mujjee attan ñu mujjee daal di bàyyi loolee moo dal Zeynab Sankare nekkoon rédactrice en chef ca Leral TV. 20 reportages yoo xam ne thématique différente nga andi ko ànd ak ay jeunes nga ñëw weer bu dee ñu taalal la loxo 30 000 francs xam nga loolu dafa nekk dañ daan am ay problème woo man sama woyofal bi dafa fay ma daal di envoyé ordonnance sama yaay lii xam nga yooyu noonu yëpp nan nga koy gérer ak mu bëgg a concentré wu ci sa mission bu metti boobu noonu. ci yooyee jafe-jafe ñu yokku ci salfaañe seen liberté d'expression Cheikh John ne dañu ko jaay doole ca réew mi quotidien gëm doon liggéeyee lu tolloog at ak ñeenti weer. ci laa dugal manifestation bi am bi dañoo war a arrêté di exploiter jeunes ñi ci biir rédaction yoon ci loolu la woo ni ma kaay jël sa rémunération après ci biir rémunération enveloppe attestation de stage ci lañ ko dugal important mentionné lan moo tax mettre fin stage 1 an 4 mois loo xam ne déjà du yoon leer ba leer mooy dañ maa ndax parce que tout simplement stage boobu noonu dugal naa ko def naa halte à l'esclavage. journaliste yi di sàkku ñu gën leen gëddaal rawatina ak ndawi reporter yi. nit ki ngay liggéeyloo am na noo xam ne condition yoo xam ne bu ci nekkee dina def lu mu war a def soo joxul nit ki ngay liggéeyal dignitéem rek il est exposé capable na def lu ne. bëgg ñu jëmal code de la presse ngir ñu gën a ñoŋal anam ga ñuy liggéeyee moo waral journaliste yi ne altine gi dinañu amal ab taxawaayu ñaxtu ca buntu màkkaan bu jëwriñ gu ñu dénk wàllu communication. RFM. ak RFM kumpa jeex na. 8h tegal juróomi minute way ci xibaar yi wax lu soxal wàllum wér-gu-yaram ak ay biir yu daw yu ñu nemmeeku ci dëkk bii di Medina Bafe nekk ca diwaanu Kédougou foofu nag lépp ñeent fukki nit gis na ne loolu dal na leen tax sax ba ñi nga xamante ne ñoo fa nekk yor wàllum wér-gu-yaram xalaat ne boo moytul ndox mi moo ko indi dañ ciy déglu médecin infirmier chef de poste bu Medina Bafe
Abdou Camara ci micro Ibrahima Jabaxate. diir buy daw bi moom xam na qualité ndox bi bokk na ci xëy na sax duñ ci mën a ñàkk wax tàngoor bu nga xam ne heure yi am na mais chaque kii bi ndox bi moom bokk na ci parce que fii ndox bi même boo ko tànqee ni da ngay gis ni ay tilim yoo xam ne day nekk ci biir yoo xam ne balaa nga koy jëfandu di ko naan normalement da nga ko war a traité mois bi passé moom am naa ñeent fukk ba presque ay 27 la amoon 27 cas mois bale passé février mais quant au mois de mars on a eu 40 cas et c'est un nombre boo xam ne sax maanaam buñ ko kéemanoo mois année bi xam naa ne nekk na ci nombre boo xam ne moo ci gën a ëpp ren moom en tout cas dafa bëri cas de diarrhée moom période bi ñu toll nii moom dafa bëri mais xëy na peut-être avec vulnérabilité ci zone bi am na ñu bëri ñoo xam ne xëy na amuñ njëgu di jënd ay produits yoo xam ne dañuy traiter ndox bi. mu nekkoon Abdou Camara di ICP infirmier chef de poste bu Medina Bafé di dëkk bu nekk ca diwaanu Kédougou des ba léegi ci wàllum wér-gu-yaram ak garab yu baaxul bu ñu sukkandikoo nag ci le OMS fësal ñeent fukki garab yoo jël ci Afrique téeméeri garab yoo jël ñeent fukki baaxul te nag ñi ciy faatu toll na nag ci lu ëpp téeméeri millions ngi doomu aadama ci ñàkk seen bakkan at mu nekk ci àdduna bi loolu nag ki ko xam ne mooy commandant brigade subdivision des douanes bu Kaolack moom lieutenant colonel Mame Assane Cissé di wax nit ñi ñu gën a moytu ndax loolu loraange mi ngi ci ñu déglu ko moom lieutenant colonel Mame Assane Cissé ci micro Ibrahima Diamne. garab yi dina rey 100,000 personnes par an 100,000 personnes dana leen rey nee nañu aussi tamit boo ko xoolee ñeent fukk si téeméer yoo jël garab yi nga xam ne yooyu ñu ngi surveillé fii si Afrique baaxuñu boo ko seetee garab yi sànq yi ngeen xool ay la nga si gis ay aphrodisiaques nga siy gis ay paracétamol yooyu nga si gis aphrodisiaques yi par exemple mi ngi mel ni rek nga jël 2 chevaux carcasse 2 chevaux bëgg si teg moteuru V8 mais bu commencé carcasse bi day daañu day toj gis nañu sax ay ñoo xam ne dañuy am fissure cardiaque du fait de ces produits aphrodisiaques là dara baaxu ci on a vu des insuffisants rénaux nos médecins les néphrologues là chaque jour ñi ngi alerter population wax nañu ba sonn ñun nag yooyu ñun non seulement dañuy jëf pour aar koom-koom waaye aussi tamit war nañoo wax pour gën a mën a sensibiliser population yi war nañoo gën a mën a jàppale parce que la ñuy def defuñu ko pour ñun pour ñoom lañ koy defar parce que trafiquant bi fu muy jógee si kër la jógee si kër lay dellu suñuy doom lañu suñuy mag lañu suñuy rakk lañu suñuy lépp lañu donc war nañoo mën a waxtaan ak ñoom kan saa seen xel yi gën a mën a dellu si waat pour ñu éviter def yenn yi. mu ne woon lieutenant colonel Mame Assane Cissé di commandant brigade subdivision des douanes bu nekk ci Kaolack kon téeméeri junni doomu aadama nee na ñooy fàttuwaat mu nekk ndax garab yu baaxul ci adduna bi gannaaw wér-gu-yaram ñu wax lu soxal wàllu njàng mi ak ñi nga xamante ni ñooy jàngalekat yi am seen lijaasa nekk position de stage ñoom nag tey ji ci suba daañu amal ab toggaanu ñaxtu ca buntu Fastef di daara ji tàggate ñii di jàngalekat yi li ñu bëgg nag mooy ñu daat leen di tàggat ñoom jàngalekat yooyu xam ne ni lu jege ñetti junni ci seen natango ba léegi ñi ngi xaar ñu tàggat leen depuis atum 2012 ba léegi des ba léegi ci njàng mi ak ñuy bàyyi jàng ak ñoo xam tamit jot ñoo nekk ci l'école yi loolu nag ni nekk ñu jaaxal lool kilifa yu dëkk bi di Lebbe Dikouré nekk ci diwaanu Kédougou tax nag ñi ci xalaat yan pexe lañ ci war a jël ngi daal saafara jafe-jafe googule Ibrahima Jabaxate. ndaje yi ak waxtaan yi bëri ñu nemmeeku taxul ba abandon yi ak décrochage scolaire yi wàññeekut tey la mbir mi gën a law ci zone bu Lebbe Dikouré ci école élémentaire Baba Niakhasso bu commune bu Medina Bafé ci téeméer élèves jot a bindu juróom-ñetti fukki ñoo jot a jeexal at Mbapi Diop mooy directeur école élémentaire Baba Niakhasso. même situation bi dañ koy dund donc ci ñooñu aussi ñi ci gën a remarqué ñooy décroché wala ñu abandonné mooy jigéen ñi ndax jigéen ñi boo koy xool fii ni condition de travail fii dafa xaw a metti donc ce qui fait que kon jigéen ñi sont exposés ñoom généralement duñu mën a supporter ñaareel bi mooy affaire mariage bi ak grossesse précoce maanaam dañuy teel a jël am sa jëkkër wala ñu teel a jël am. waaw loolu moom vraiment boo xamante ne nii wax dëgg yàlla ba léegi mu ngi fii. ci collège bi ci téeméer élèves yi jot a bindu juróom yi bàyyi nañu depuis mois de décembre Karam Fanding Kanté mooy principal collège bu Medina Bafé. taux d'abandon bi demoon na ba 25%.
te ñun sax dañoo tiitoon sax abandon ana mariage précoce teel a maye xale jigéen yi am na ñoo xamante ne bi ñu nekkee CM2 lañ leen di may jëkkër ñu ñëwee 6e 5e avant ñu egg 4e rek alors ñu rejoindre seen jëkkër yi moo tax pour gis xale bu jigéen boo xamante ne def na 6e 5e dem ba 3e dafa raar trop man 3e souvent waaw at bu nekk benn xale bu jigéen rek mooy nekk 3e. fii moom maintien élèves yi doon na ay jafe-jafe yi chef d'établissement ak directeurs yi jànkonteel ndaxte seetlu nañu seen effectif yi di wàññeeku weer bu nekk Ibrahima Jabaxate Kédougou RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi.